On Monday, received 20 tricycles from the Economic Community of West Africa, ECOWAS, to boost waste collection efforts and enhance environmental health for the community. Now, the provision of these materials represents the SIAT dedication and strong commitment to addressing waste management challenges and creating a cleaner and, of course, a healthier country. And let's have more of that in this report. The donated tricycles by ECOWAS are aiming to boost the country's waste management initiative and creating cleaner, healthier societies. The regional bloc has made similar donations before, all gathered towards supporting the Gambia's government effort in managing the chronic environment challenges. The Minister of Environment, Climate Change and Natural Resources, Rohijon Manjang, underscores the government's commitment to waste management, saying the Zero Waste report indicates that more than 2 billion waste has been produced. It has indicated that more than 2 billion waste is generated. But equally more worrying is more than 2.5 billion individuals don't have access to waste collection and disposal mechanisms. So that is even what is more worrying. In as much as we are complaining about waste, but even the collection mechanisms and the way we dispose them are not even efficient and reliable to make sure that we are able to meet our target in terms of waste management. It's one thing to talk about the generation of waste, it's one thing to talk about lack of proper management, but it's also another thing to talk about the efficient and collection mechanism and the disposals. Madam Fetch, ECOWAS representative, also emphasized on the importance of utilizing the tricycles effectively to tackle waste-related issues. She urged the beneficiaries to take a good care of the donated materials. I would also add to the words of the director and urge you to make good use of whatever is given to you. Where I come from, they say if you call somebody to help you scrub your back, then you must also be willing to throw water. You cannot allow the person to do everything on their own. So we are helping you scrub your back. So please throw water and make sure that things happen as they're supposed to happen. Like I say, I'm very happy to be here, and I'll take the message back to the ECOWAS and be sure that to whom much is given, much is expected. But then if you use your gift wisely, you would also be given more. So ECOWAS Commission has undertaken this upon themselves to support all the member states in the fight against unsanitary by making 20 cycles available for communities to help in cleaning the environment for healthier living conditions. The Gambia is said to have a very limited waste management capacity, thus posing challenges in several communities. Open dumping and burning of waste lead to poor health, economic losses, and climate emissions, and has been recognized at both local and national levels as priority for sustainable development. Reporting for iAfrica News, I am Aissatou Jane. All right, Jerejef, thank you very much for the report. There, of course, on the donated tricycles ECOWAS to the Gambia. Waaw am na solo bu baax a baax parce que nag affaire mbalit wala waste management is a big time issue ci Gambia. Gox boo dem da ngay gis nit ñi moom yàlla empty land lañ bañ a gis waaw. Kër maa ngi dem benn koñ ci benn area ma gis loolu ma ne Gambia de foo dem rek da ngay gis leneen you know nit ñi daal xam naa mbalit is a problem. It's a big time because nit ñi nuñ ko manager yow da ngay sa opposite kër am na empty land so yow da ngay jël def foofu rek def fa mbalit koñ bi yëpp ñëw di fa tuur loolu nit bu fa jaaree wala bu tawee non xar kanam bi sax leneen la so it's a problem so te loolu bari na fi léegi nag ECOWAS dañoo dimbali réew yi nga xamante ñoo bokk ci mbootaay bi ñoo xam la ñoo mën a xeexee affaire mbalit yi ak jafe-jafe réew mi yi ci am parce que nag pour manage li nga xamante ne mooy environment wala mbalit yi waste management lu jafe la dafa seer waaye luñ ci ñoo génnee tamit ci mbalit bu nekk dafa bari ministre bi mu ngi koo wax ci report bi nga xamante ne xool na ko bu yàggul ci xayma 2 billion ci mbalit luñ produce xam naa ne ci àdduna si ak yooyu
wala si Afrique I don't know but ak li mun ta xew loolu bari la but ñun ci réew mi fii tamit mbalit dafa nekk problème donte ne boo xoolee council bu mel ni KMC ñu ngi def nañ ci ay jéego yeneen council yi waaye taxut mu doy so lii tey 20 tricycles si naka nga gisee nu ñu ko mayee pour ñu mun koo jëfandiku ci nu ñoo manager waste ak ñu ko collect. well am na dinañ jaajëfal ñu ko def am na solo. but sometime daf day xaw a yéeme Amadou. ndimbal dafa war a fekk loxol borom foofu. dafa baax trop ku ne xam na ne National Environment Agency NEA den seen liggéey dafa bokk si seetal alam bi. waaw so and before xam ne soxla nañ lu mel nii. but ñaata at amuñ ko so dafa chat trop réew mu nga xam ne lépp lu nga war a def rek fekk mayul la yow doo commencé wala fekk abaloon la doo commencé. so loolu tam dafa xaw a yéeme sometime. waaw waaye ñun dañoo nekk di dépend si may rek may wala lépp wala ñu abal ñu. waaw bu amul doy foog ñu may la. bon da nga am pour travailler. da ngay commencé. waaw loolu moom dëgg la. gaa ngi travailler di KMC am na ay moto. NEA tamit ñu ngi def seen def. ok ñu ngi def ay moto séminaires dégg la lu ma la wax ne lii mun na dimbale council si bu baax. waaye 20 la yow ñun su ñoo ñëw xëy si tey sa everyday bu maa xëy si. dama ne daje boo doon 20 sereti mbaam ñi ngi man kay man sax noonu naa dinaa ko wax biir Brikama area council ak kii ndaka laati sax. keroog kay tuuti benn sereti KMC parce que KMC booy am nga ñoom dañuy jëkkalante. KMC borom mbaam yooyu mbalit yi West Coast la. waaw te dañ ko yéen fi yóbbu ko fële ne le. waaye gars yi xëccoo wuñ mbalit nag. fu dem gaa xëccoo wuñ mbalit waaye mun naa feesal seen dompin bi tam suñ ko sànni noonu. waaw nag gars yi waaye xam nga borom mbaam yi ñoom xaalis bi leen si seen client yi bëri West Coast leen nekk. keroog dégg naa ministre mayor Talib di wax mbalit moom ngay xëccoo wuñ ko wax dëgg yàlla. mbalit moom ngay xëccoo wuñ ko waaye daal xam naa ne daal. waaw lu gën a bëri si ñoom seen mbalit yi. léegi West Coast leen koo jëlee. waaw yóbbu ko KMC. te KMC waaye KMC dafa mel ni seen gis seen bopp si seret yi. te KMC parce que si seret yi am na ñu ngay fay lancine. waaw KMC. waaye suñ ko defaroon Amadou xëy mun na see am. yii soo ko value du passé 100,000 bu ko fa naa mu ngi fay jaay sax. 20 bi. lii gis naa ko nag Brikama area council gis naa si lii waaye mutut 20 lu ma fa gis naa ñu ngi am yu mel nii but as far as moto yi den seer millions si la ñoo wax waaye yii waroon nañ ko mun a gën a bëri. waaw espèce si nawet bi. spécial si nawet bi ba pare loolu mun naa am xëy sax mun naa ut xëy nawet bi am na yenn area moto yi dañ fa mën a dem. dañ fa mun a dem yii ñoo fa dem. waaw léegi nag bu ñu amoon lii xam nga yii yëpp tamit ci xalaat. waaw lii yow war nañ ko mun a jënd. waaw war nañ ko mun a anticiper. léegi even di ministre bii nii war nañ see mun a jënd 20 ñoom itam. waaw léegi waaw exactly. waxal rek. waaw non lu ëpp 20 sax. waaw war nañ ko see mun a jënd ñoom itam. dina am ndaw yi si am xëy ba pare dina dimbal dëkk bi mu set. waaw ñii moom ñu ne climate change foog naa ne climate change ambassador lañ ñu jox li nga xamante ne mooy tricycle si pour ñu bokk gën a taxaw. ministre bi nag daf si waroon a aad yeneen 20 muy 40. mu génne ko waaw mu joxe ko. already de am nga ñeent fukki ndaw yi am xëy. already ba pare te dañoo liggéey lu njëriñ askan wi. waaw parce que lii tey te bu la neexee ku ndaw yooyu sax. mun na ñàkk seen paiement mun naa nekk according to nuñ ko collecté because da nga am fekkoon ne kii lu mu doon fay 400 nga ne ko léegi defal ko 300 every month. so loolu xam nga ñaata la si mun a am. waaw bu bari waaye duñ dee innovate dañoo bàyyi rek ñu may ñi oo ñu lebal ñi ñu door a ñëw indi ñu oo presse bi oote loolu. but loolu dañ si war di jàngi. di ko yokka li nga baal ma balaa maa fàtte maa ngi ko wax léegi sànq maa ngi déglu mayor Talib di wax ci affaire mbalit bi su ma jumutee maa ngi ko dégg muy wax ne am na li ñetti council si ñu ngi waxtaan diggante Banjul KMC ak Brikama ñu ñoo fexe mbalit bi am na projet bu ñu nekk. te tamit sax projet bi bu am solo la parce que dana fexe dañoo transformer mbalit bi mu doon dara. leneen mu indi njëriñ. ci askan bi. dana fekk ne sax dana fekk nit ñi ñooy am sawar sax di dajale seen mbalit waaye di ko. comme nu weñ man léegi kër goo gis weñ. nee na projet bi. ñoom ñett ñu ngi ci te ñoom d'accord nañ ci lu ñu war a nangutoo. lu ñu war a def KMC ak lu ñu war a def. xëy na West Coast fu gën a bari foog naa West Coast luñ ci wax rek mooy projet bi nguur loo xam mu ngi ci. ministre bi nee na waxtaan nañ ba ñoom jël nañ lépp li nga xamante ne mooy ci taxawaay ñu jiital nguur gi jiital ministre bi ñu def ko ñu doxal ko parce que nag bu ñu ko doxalee
intérêt askan bi ñoom donte nañ xëy na projet yi ñoo ko initié waaye amuñ ci problème pour nguur gi jiitu ci parce que moom moo nekk central government. non moom su war a jiitu sa waaw loolu am na solo dégg naa muy wax lu mel noonu. loolu am waaye na nag solo ñu ne fu mu nekk li ñoo xaar pour ñu sign ak approuve affaire yi mooy ministre bi wala nguur gi la ñoo xaar te nag foofu tam foog naa dafa am solo ministry of local government ñu gën a baral loolu parce que lii dañ ko soxla lu mel noonu tamit I think parce que ñoo xam nañ jafe-jafe yi ñoo dund ci wàllu mbalit bi bari na te tamit réew mi ci boppam mu ngi koo dund so bu ñu amee lu mel noonu foog naa ne war nañ ko mën a prioritize. waaw loolu dina am solo bu baax te loolu ñëpp war nañ see jàppa pour loolu moo am. gos wax naa la ne nguur gi ak seen local council si ni ak central government dañ war a liggéey seen mbir si kere bu mu élection jeexee foofu la waroon a am waaye ku jee waru foon a nekk xam nga loolu moo ñu gën a tardeel su problème ñoom suñu amee problème rek pour ñu développer dafa nekk problème gos ku nekk dafa seetaan morom te loolu warut nguur gi mooy kilifa ñooñu so ñooñu tam lu fa teg nguur gi moo leen fa teg waaye ñoom ñëpp ñu ànd liggéey gis askan bi parce que benn Gambien moo leen fal so suñu àndee liggéey dinañ gis rapid development in this country especially mbiri mbalit yi suñ demee ba am si projet bu nga xam ne ni waa ji ñëw léegi si sax bu amee mbalit daf ko denc si ron lalam bi su boobaa dafa am njëriñ parce que léegi weñ gisatuloo mu jam kenn léegi waaw soo def seet ba ku noonu waa ji yaram mbaam mbalit yi fa nekk yow mu ko dajale def ko si saako boo ko jaayee am si xaalis bu bëri soo suñ amee projet boobu léegi tey suñ dëkk bi mu set te loolu nag bu fekkee ne lëkkaloo gi mooy tax mu am war ne mun a lëkkaloo gis askan bi gis Gambia dafa nekk lu am solo am waaw all right mu ngi noonu su ko defee loolu